asalaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci le jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu namu ko jukkee dina bokk ci ginnaaw opération Fendi gouverneur bu Ndakaaru nag daal nay lancé opération jekkali nag li ko soxal moom moo di daal di dimbali ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënd mi lépp lu soxal wàllu réélection wu Sénégal ci conseil des droits de l'homme nag ca Nations Unies nag ki nga xam ne moom moo di Seydi Gassama di directeur exécutif Amnesty International Sénégal daal na ci yëy yàbbi li mu xamle moom moo di réew bu Sénégal jamono yi nag doonul royukaay ci lépp lu soxal wàllu ak yelleef ci ñetti at yi nga xam ne génn nañ ko bokk na ci lu ko waral lenn ci loo xamante ni rek askan wi ñu ngi koy bëgg di ko amal ci même réew ñu leen koy lànkal ca Ngeexoox Ngapparu Saly ak tam Somone ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu tourisme nag di sàkku ñu daal di leen di defaral xalwe ngir dem ak dikk mën a doon loo xamante ni dina yomb foofee nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Saly Somone daañu wax itam ci mbas mi ak tolluwaayam ci même réew jàppale ne ni ki démb benn doomu aadama moom moo daal di toftalu ci lim wi nga xam ne ñoom ñoo ci jot ñàkk seen bakkeen junni ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci ay test yoo xamante ni def nañu ko présidentiel ca réew bu Guinée nag ginnaaw démb bi ñu leen xamalee ki nga xam ne moom moo di Alpha Condé nag tey jii nag rédaction bu télévision Futur Média dina sëgg bu baax a baax ci ki nga xam ne moom moo di Cellou Dalein Diallo nag ngir daal di leen xamal kan mooy jëmm joojee nag ginnaaw itam doon na ku ràññeeku lool ci lépp lu soxal languk politique bi ci réew bu Guinée mbokk yi daañu ci toftal li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëyee ni ki tey ji ci àjjuma ji bu ngeen taaxi la tuuti ma dikk ñu faram fàcce jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne noonu la ñu ko junjee woon ginnaaw opération Fendi nag gouverneur bu Ndakaaru daal dinay lancé beneen ab opération bi la yoon nag mi ngi tudd jekkali li bu ko undu moom moo di daal di jàppale ñenn ci ay njaboot yoo xamante ni dañoo loru ci li nga xam ne moom moo di mbënd mi ngir rek ñu mën a dabuwaat seen i ay makkaan dañuy teewlu ay kàdduk Alxasan Sall Modou Fall ak Jaafara Ba ñoom ñoo ko taataan. Santé, hygiène et effectivement action sociale mooy d'abord bu ndox bi génnee ñu bale ànd ci population bi parce que gëm naa ni population bi si du ñu bàyyi rek état mu naan dafay ñëw bale d'ailleurs ñoom organisé wu nañ ci bu ñu balee pomper ak service d'hygiène bu ñu pomper nit ñi ñëw duggaat seen kër ñu jàppale leen ci ay matelas parce que ren amul système mu ay ceeb ak yooyu ndax dañu joxe cash transfert 100 000 francs wala 200 000 francs moo tax la ñu yem rek ci ay matelas parce que ku sa ay lal yàqu yooyu xëy na di nga am matelas boobu fa teg loola mooy mbir mi. ensuite le volet santé bi dañ koy jaaree rek ci poste de santé yi ak centre de santé yi ku ci nekk ci ñoom danañ jël médicament d'une valeur de 1 million ñu jox la ko. goxaan yu ndaw yi nga xam ni dafa am ndox. ba ca jeexagul jël nañu ay moto pompe yu nga xam ni yii ñi ngi ko jox préfet yi yii ñi ngi ko teg ci loxo ñi nga xam ne ñooy les acteurs ñi nekk ci banlieue bi di xeex inondation te ñu tuddee seen bopp zéro inondation te ku ñuy wax Abdou Samad jiite leen. kile itam demoon na ngir xoolaat bu baax a baax njaboot ci nga xam ne ñoom ñoo loru ci li nga xam ne moom moo di mënd mi moom jëru ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu njaboot gi moom Ndeye Saly Diop Dieng li mu xamle moom moo di dina indi kéem kattan ngir rek ñi nga xam ne ñoom ñoo ci loru mu mën a ami ay saafara dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Habib Faye. delluwaat seen ay kër si jàmm ak salaam tey dafa dogal nag tey ma ñëw nag dans une continuité parce que yaakaar naa ñëwoon naa fii dans la région de Dakar. seet si ñi nga xam ne ñooy victime inondation yi yàlla dogal mu amoon 11 personnes yoo xam ne fii au niveau national dañu perdoon seen vie ci inondation yi ñu jugoon nag en tant que ministre de la famille en charge les femmes les enfants ñu déplacé woon dem ci ku ci nekk indi tur njaalu son excellence le président Macky Sall indi suñu contribution jàppale leen aussi naqar bi nga xam ne moo daloon ci famille yooyu tey nag ñu waat tam ci beneen visite ñoo fekk fi ñi nga xam ne sinistré inondation yi 5 septembre yi indi suñu contribution si jàppal leen xam nañu état bi desul ginnaaw taxawu na leen jàppal na leen conditions yi yëpp def nañ ko fi pour ngeen nekk dans de très bonnes conditions waaye ñun nag bu ñu yoree en charge la famille am yow en charge les enfants suñu devoir mooy tam ñu fekk famille yi nga xam ne dañu sinistré jàppale leen réconforter leen parce que soutien du matériel rek mais soutien moral aussi dafa am
mbokk yi sànq maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar lépp lu soxal wàllu réélection wu Sénégal ca conseil des droits de l'homme nag ca Nations Unies ki nga xam ne moom moo di Seydi Gassama di directeur exécutif Amnesty International Sénégal daal dina ci yéey yàb bi li mu xam ne moom moo di réew bu Sénégal du royukaay ci lépp lu soxal wàllu ak yelleef ci ñetti at yi nga xam ne moom la ñu weesu ngir ay bëgg-bëgg yoo xamante ni nag askan wi ñu ngi koy bëgg amal ci même réew te itam ñu leen koy lankal dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandian. falaat ci conseil des droits de l'homme conseil des droits de l'homme nag kuréel la boo xam ne ñeent fukk ak juróom-ñaar réew ñoom ñoo fa nekk ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett réew yi nekk ci biir àdduna ñoom ñoo fa nekk ñu dénkaane la nag pour ñuy saytu mbirum ak yelleef doomu aadama ci biir àdduna di koy saytu di ci dogal n'est-ce pas pour mun a maanaam améliorer situation ci biir àdduna. ñu ngi féliciter état Sénégal waaye tamit di leen fàttali nii bokk conseil des droits de l'homme résolution de l'assemblée générale des nations unies bu créé conseil des droits de l'homme dafa ne képp ki ci bokk da nga war a fexe ba sa biir réew n'est-ce pas nga appliquer ci ay standards yu gën a kawe ci wàllu ak yelleef doomu aadama maanaam sa doxalin ci biir sa biir réew ci biir ak yelleef doomu aadama dafa doon doxalin boo xam dañ ko ràññee ci biir àdduna waaw loolu nag ñu nañ yaakaar ne Sénégal ci ñetti at yi mu mujjee def ci conseil des droits de l'homme defu ci li nga xam moom la war a def ndax yow mënu nekk membre du conseil des droits de l'homme ku jóg bugg a manifester nga ne ko doo manifester dóor ko lacrymogène dóor ko gaañ ko tëj ko mënoo nekk état membre du conseil des droits de l'homme ku dem commissariat jàppale yóbbu la commissariat rek wala brigade de gendarmerie sa mbokk yaa ngi xalaat est-ce que di nga fa génne wala boog di nga dee ci biir n'est-ce pas ak yeneen maanaam Sénégal li ñu doon obligation yi nga moom la waroon remplir pour mériter nekk ci obligation yi daf ko remplir au niveau la. ñi yëngu ci wàllu tourisme ak itam aju jëfandikoo gi nag ñoom ñooy sàkku ñu daal di leen defaraatal xal wa dëgmal Ngeexoox Ngapparu Saly ak itam fa nga xam ne rek moom moo di Somone bokk na ci li ko waral ngir dem ak dikk bañ a teg a témbe ca woowule diwaan dañuy teewlu reportage bu Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. Ngeexoox ba Somone jaaree ko Saly ak Ngapparu tali yépp a yàqu mu doon mbir mi nga xam ne day gàllankoor lu jëm ci wàllum tourisme bi bu ñu sukkandikoo ci ñuy yëngu ci fànn boobu. mais soo jógee Dakar wala foo jógee ñëw ba Ngeexoox dawal ba kontaan soo diggante Ngeexoox ak Saly wala Ngeexoox ak Somone mu nekk problème boo xamante ni bii da lay décourager pour nga ñëwaat day doon problème donc vraiment ci yooyu lañ gën bëggoon a invité pour que ñu dimbali ñu ci nu mu gën a gaawe pour réparer trou yi ci yoon bi voire même l'élargissement de la route comme il se doit. ñii di jëfandiku tali boobu te tamit di yëngu ci wàllum tourisme di ñaax kilifa yi ñu daal di dugal seeni loxo ci tali yooyu ñoom tamit di ñaawlu yéexteef yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci tali Somone bi nga xam ne mairie bi tàmbale na fa ay liggéey. voté woon nañu ci suñu budget municipalité 22 millions pour réparer trou bi moom lañ ci nekkoon donc ça fait plus d'1 mois et demi ñu ngi ci nekk comme liggéey mais jàpp naa ne entrepreneur bi ñu ko jox vraiment du métier wala xamul lii parce que 1 mois et demi yéen a ko gisal seen bopp tey sax kenn xëy siwul donc ñaari nga fiy fekk ñu yor pick ak pelle te franchement c'est pas sérieux. ñii di yëngu ci wàllum tourisme waaye tamit di jëfandiku tali yooyu di am yaakaar rek ni nguur gi lii ñu wax dinañ ko dégg ba saafara ko loolu rek ngir suqali gox yu tali bi jaar. jërëjëf Abdourahmane Diallo ñeneen ñoo xamante ni bëgg nañ nguur bu Sénégal bàyyi leen xel bu baax a baax di soxna yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca kaw ga ginnaaw itam démb bañ doon màggal bés bi nga xam ne moom lañ leen jagleloon te mu yem moo ko fukki fan ak juróom ci weeru octobre atum 2020 benn jafe-jafe la ñu wax mu di rek ngir ñu jote ci suuf sa ay jafe-jafe la loolee nag ñu ngi ko doon màggal ci ab village woo xamante ni ñu ngi ko dippee Thiamène Taba nekk nag foofee ci xolu bassin arachidier Ibrahima Diamé Fally Gueye ci reportage. ci digg àll bi ci biir Saloum commune bu Kër Socé dëkk bi ñuy duppee Thiamène Taba jigéen ñi nag di jooy ba tey jafe-jafe yu dul jeex yi ñuy jànkonteel pour jot ci suuf si fii de nag pour jigéen mën a am tool faw nga génne koppar bu bëree bëri ngir mën a luwee. jafe-jafe yi li ci gën a jiitu mooy suuf waaw suuf moom wax dëgg yàlla problème la ci jigéen ji ci àll bi ren nawet bi mu neexee malheureusement am na ci jigéen ñoo xam ne amuñu jiwu amuñu suuf ndax buñ lay luyee suuf si tey hectare bi fukki junni wala fukki junni ak juróom nga bëgg a dem ca banque ba lépp loo jëndee gerte amoo ca banque ba kenn dimbaliwu la nga bëgg a luyee suuf amoo jiwu su boobaa doo dem. ci gis-gisam nag tànk jigéenu kaw gi jotewuñu ci suuf si duñu mën a liggéey ba mënal seeni bopp. dañu naan autonomisation
balaa ak lutter contre la pauvreté mais balaa ngaa ba ñàkk pauvre da ngay autonome mais munoo autonome te amuloo jumtuwaay pour nekk autonome parce que soo amul suuf pour bay ndax jigéen àll mbay lañ xam amoo matériel amoo jumtuwaay yooyu kañ ngay autonome jamais tu ne seras autonome kon nañ ñu dimbali ci suuf. kuréel gi li nag ñuy duppee ko si def te jàppale leen ci bés bi de ñu jagleel jigéenu kaw gi nag di woo ki di njiitu réew mi mu gëstu conclusion liggéeyu commission bi nga xamante ne dénkoon na ko mu xalaat ci ni ñuy jëfandikoo suuf si. chef de l'État moom moo toog daal di ne dama bëgg suuf si bu mu nekkati loo xam ne dafay féewale nit ñi ñu daal di def liggéey boobu daal di tënk lépp ci benn këyit jox ko tey suñu liggéey mooy ne ko këyit liggéey bëgg ñu santoon def nañ ko jébbal nañ la ko ñu ngi lay déglu ci nga wax ñu fan nga bëgg a dem ak moom. bés bi de ñu jagleel jigéenu kaw gi nag ñu doon ko màggal ci dëkk bi di Thiamène Taba waaye fii jigéen yi sonn nañ lool dëkk bi amul yoon amul courant amul itam poste de santé. Ibrahima yeneen i jafe-jafe bokk na ci li nga xam ne moom moo day séddaleeg jiwu ji ba ci sax coowal suuf li nga xam ne ñi yeewoo ci même réew min nañ ko ci dégg wàllu njuuj njaaj itam loole bu ñu bëggee mu saafarawu bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di Njuug Mbay nag faaw ñu amal ab taxaw seetlu daal di amal ab it waxtaan wu yaawoo xamante ni dinañ mën a indi ay saafara ci mbir mu ni mel dañuy teewlu ay kàddoom moom moomee nag moom mooy njiit bu FNFR nag dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye ba tey. dama ne président wax naa ko conseil économique wax naa ko 8 mars wax naa ko fu ne mi mel ne dégguñ ma waaye tant que organisé ne pencoo ko les assises de l' agriculture et du foncier pour régler problème mu suuf si ak problème mu agriculture jigéen ñi dinañ gëj a jëm ca kanam kon nañ organiser ces assises là régler problème foncier ak problème mu agriculture ak chef de village yi l' administration territoriale. muy sous-préfet yi ak gouverneurs yi ak les paysans les plus véreux ak les femmes du monde rural pour que ëllëg problème mu suuf jeex problème mu agriculture bi jeex ci Sénégal jëm ca kanam ñëpp mën a dundal seen njam. réew bu Sénégal jotee ci service bu microscopie boobee nga xam ne ñu ngi ko amal ca diwaan bu Diamniadio bu ñu sukkandikoo ci professeur bu biologie bii di Cheikh Tidiane Ba li mu xamle moom moo di lu ni mel dina gën a ñoŋal ñu teewlu ay kàddoom. waaw service microscopie moom benn rek la woon ci Afrique sowu jant mooy suñu service bi ñu ngi koy installé woon depuis 1962 donc 62 ba léegi Sénégal am na expérience ci wàllu microscopie malheureusement dañoo dem ba mu yàgg appareil yi yore ñu màggat te biñ màggatee aussi il fallait que ñu changer leen parce que mënuñu woon toog rek te di seetaan mënuñu ko woon def moo tax ñu ne woon léegi daal il faut ñu wut ay pexe yooyu nag moom moo indi lii tey moo tax ñun ñëpp ñu takkoon suñu digg doon xeex pour ñu am ay jumtukaay yoo xam ne nit ñi dañu ko mën a utiliser pour ñu nekk fa nga xam ne moom lañ nekkoon dem loolu moom mooy sabab mais vraiment boo xoolee Afrique de l'Ouest moom ñun rek ñoo ko fi amoon te ba tey itam ñoo continuer di ko am kon nag nañ ñaan yàlla daal loolu wax dëgg yàlla mu continuer. Académie française bu pharmacie nag daal nay jagleel ab raaya bu pharmacie francophonie atum 2020 ki nga xam ne moom moo di professeur Daouda Ndiaye moom moomee nag nekk chef bu service bu parasitologie mycologie nag ak itam faculté bu médecine ak itam pharmacie ca déontologie ngeen baal ma ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom professeur Daouda Ndiaye nekk itam chef bu service bu parasitologie ak itam mycologie bu hôpital Aristide bu Dantec moom moomee nag di wéy di rek daal di jotee ci ay raaya xam ngeen ne mbas mi moom moo tax lu ni mel jébbaluñ ko ci atum 2020 waaye itam ñu ngi ko àpp ci atum 2021 bu ñu sukkandikoo ci secrétaire perpétuel bu académie française bu pharmacie daañ ci ñëw itam lu mu gën a yaatoo ñu wax ci leneen mbokk yi di mbas mi ak tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb amul benn doomi aadama woo xamante ne ni wala bokk benn doomi aadama moom moo toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakkeen ginnaaw junni ak juróom-ñett fukk ak ñeenti test yi nga xam ne def nañ ko ci ñaar fukki cas positif la ñu am ñu teewlu docteur Mamadou Ndiaye mi yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé. ci junni ak juróom-ñett fukk ak ñeent test yi ñu def
ñaar fukk ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróomi cas contact mooy ñi jot ci doomu jàngoro ji fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore feebar bi am nañ ci benn cas bu jóge bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukki ak ñeent cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Tivaouane am na ci ñett Dakar Plateau am ci ñaar Almadies am benn Jaxaay am benn Kaolack am benn Mermoz am benn Parcelles Assainies am benn Popenguine am benn Rufisque am benn Thiès am benn ak Ziguinchor am benn juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom benn malade ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb alxames fukki fan ak juróom ci weeru octobre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom ak ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñett ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent wér nañ si ñett téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ñàkk seen bakkan mu des junni ak ñett téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm. ñu des ci wàllu wér-gu-yaram ba tey mbokk yi ngir ab pàcc bu gën a ñoŋ aji tawat ji bu ñu ñëwee ci kër docteur yi ñu daal leen di dalal daal di leen saytu bu baax a baax lu ni mel di bëgg-bëggu ki nga xam ne moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal ginnaaw itam ba mu doon amal ak ndaje ak mbooleem koo xamante ni rek da di directeur ci hôpital yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mim réew moom Abdoulaye Diouf Sarr ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir te yees jëmale ci hôpital yi loolee la jëwriñ yi nga xamante ne moom moo yor wàllu wér-gu-yaram yëkkati fii ci diwaanu Thiès. tey nag dañoo nekk Thiès pour waxtaanu hôpitaux yi ñu xool ni ñuy yore hôpitaux yi fan lañ si toll est-ce que Sénégalais yi kontaan nañ si am kontaan nañ si ñu def ko nag ak nu mu gën a leere def ko ak dëggu président de la République son excellence le président Macky Sall dafa am mébét bu am solo mooy jël investissement bu mag xaalis bu bëri dugal ko système de santé bi te lu am solo la mais bu fekkee dañ ko fa dugal nag ñu continuer doxin bi xamante ne moo fi amoon yenn réformes yi defuñu ko bu boobaa itam lépp lu ñu si dugal rek du am résultat bi ñu si soxla donc loolu si la ñu nekk may wax ne am na lu mu leen ñaax. ginnaaw bi mu doon amal nag ab daje ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite l'hôpital yi nekk fii ci réewum Sénégal sas na leen nag ne nag nañu def seen kéemtalaay kàttan ba way feebar yi de bu ñu amati benn jafe-jafe bu ñu dikkee l'hôpital te it lu jëm ci wàllu résultat yi ñuy xaar ci ñoom nañu ko matale. dañoo war a jël benn pax gas obligation de moyen dugal ko ci pax bi suul ko ci wàllu gestion hospitalière dugg bu baax ci obligation de résultat ñi ñu dénk hôpitaux yi dañ leen laaj résultat lañ ñu war a jox loolu nag pour mu mën a am il faut que mu am qualité de soins mooy ñi leen di faj ak paj mi baax parce que hôpital lenn rek la hôtel bu ñuy faje la il faut mu nuru hôtel ba pare ñu koy faj loolu dafa am solo lool ci bopp askan bi. ministre de la santé gis ne jamono yi nag gis nañ ne mbas mi ngi wàcc bu baax a baax waaye nag loolu bu mu tax askan wi nelaw rawatina nag ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllu paj mi ñu gën a taxaw ràngaayu fexe nag ba dootuñu gisati kenn ko am coronavirus fii ci réew mi. jërëjëf Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñeena la ñu wax ci leneen Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose xam ngeen ne nag bokk na ci njeexital yi nga xam ne am na ko ginnaaw mbas mi bi mu ganesee fii ci réew bu Sénégal ba suñu jot yàlla tey du samay kàddu ki ko xam ne di présidente bu conseil d'administration ba di Adja Sy ginnaaw itam bañ doon amal seen ndaje bu njëkk ginnaaw bi ñu ko tabbee ngir daal di saytuwaat yori du ko woowule makkaan lan lañ ca war a jubbanti dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Fatima Touré. bi tey moom la ñuy njëkk a def bi ñu nommé conseil bi ba léegi donc mu nekkoon nag réunion wu saafonte xamonte entre conseillers yi ñu dégloonte xamante mais aussi ñu def maanaam saytu kër gi fan la toll sur le plan financier saytu ko fan la toll ci salaire yi fan la toll ak ressources humaines maanaam nit ñi fiy liggéey. Grand Théâtre laal na ko comme ni mu laalee yëpp structure publique yëpp structure culturelle yëpp yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ne depuis un certain temps
l'instant artistes yi ñu ngi seen kër liggéeyatuñu donc bu artistes yi liggéeyul structure culturelle yi tamit dañuy daal di tëj ku ñëw grand théâtre war nga romb ko xam nga ne daana gën a xumb nii te daana gën a neex nii donc nag dafa impacté bu baax nag le secteur culturel man nee naa su may saytu dama naan secteur yëpp impacté nañ mais le secteur culturel moo ci raw parce que ñi si des sax tey recommencé nañ seen i activité mais secteur culturel jusqu'au jour d'aujourd'hui en tout cas amaguñu droit recommencer seen i activité mu am nag impact bu rëy parce que grand théâtre dafa nekk structure boo xam ne dafay compter tamit lu bari ci rentrée yooyu nga xam ne mu ngi koy tuddee ay rentrée extra budgétaire yu jógee ci biti di dugg ci biir kër gi te bokkut ci budget bi donc rentrée yooyu bu daal dee taxaw lu bari nag day daal di metti mais bon situation oblige ñu ñaan yàlla mbas mi jóge fi ci jàmm ak salaam ba ñëpp delluwaat ci seen sago delluwaat ci seen liggéey. ñu wax ba tey addu ci lépp lu soxal wàllu caada jàppale ne njiit bu génération consciente moom Pape Diouf nag dina génne ab album mu yees ci weeru décembre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal woowule album nag mi ngi ci àndal ak label bi di Jéeri Ngoone naka noonu itam mi nga xam ne dina ci delloo njukkal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi niki démb mi ngi doon jano ak way taskatu xibaar yi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Amadou Ba. Sénégal ñoo ñuy xaar diaspora ñoo ñuy xaar. kon album bi alhamdulilah maa ngi koy wax ci kanamu presse bi ñu ngi ci liggéey bu am solo même bésu tey bi sax mënoon na ñàkk ndax je pense que ni tey boo duggee studio di liggéey li la sénégalais di xaaree mooy li nga liggéey nga pare exposer ko presse bi déglu ko pour consommer ko mën ko relater nag public bi mais xër gu mu am ci man vraiment ak aussi xol bi muy demee moo tax ñu ne nañu def point de presse bi pour xamal sénégalais yi que ni albumu Pape Diouf bii di génn Jéeri Ngoone production ñoo yore exclusivité bi. mais bu ñu paree 20 titres yi ñun ñooy xool par rapport ak timing bi ñu am su fekkee temps bi permettre nañu ko ñu génne lépp suñu ko temps bi permettrewul maximum ñu génne 15 titres incha allah album bi dina génn décembre ci kàttanu yàlla na ko thèmes yi bon c'est des thèmes surprise vraiment. bëgguñu ko dévoiler mais daal benn bi nga xam ne dinaa ko ci wax mooy ren album bi jigéen ñi laa ko jagleel parce que léegi Sénégal dafa bëri ay jommañaaw ginnaaw wàllu caada ci mim réew ñu wutali beneen réew wax ci li nga xam ne moom moo fay xew jamono yi nag lépp lu soxal wàllu njonganteeg njiitum réew mi ci réew bu Guinée ni ki démb maa ngi leen doon wax ne sëggoon nañ bu baax a baax ci ki nga xam ne moom moo di Alpha Condé tey jile nag rédaction bu télévision Futur Média sëggaat ci keneen koo xamante nii nag mu ngi samp nëndam ci yooyu la jongante di Cellou Dalein Diallo kooke itam doon na koo xamante ni kenn du natable xam-xamam lépp lu soxal wàllu politique ak itam jéego ya nga xam ne def na ko ci lu ni mel di ngeen ko gisee ci tënk li nga xam ne Ibou Diouf def na ko ñu seetaan. ci fukki at yi mujjee daanaka say ñuy waajal élection palum njiitu réew mi foofee ca Guinée dina jóg samp ndëndam kooke mooy Cellou Dalein Diallo doomu Guinée bu yëngu ci wàllu politique moom mi moo jiite parti bi ñu duppee Union des forces démocratiques de Guinée moom nag ñu ne atum 1984 ba 2008 mu ngi doon rek ci wetu général Lansana Conté di yëngu tamit ci wetam ci wàllu gouvernement bi jaar-jaaram ci wàllu politique li koy firndeel taxawaay bi mu ci mës a am atum 2010 ak 2015 may na ko ci doole ndax ñaari élection yooyu yëpp déggu ci wiiw mu ne nag jamono ji jot na mu fësal taxawaayam ngir mën a jiite réew ma xam-xamam ak taxawaayam nee na may na ko li nga xamante ne tamit ñu ngi ko koy bàkke saa su nekk mooy fu mu taxaw mu fees de lakki nit loolu nag ba tax na ñi nga xam ne ànduñoo ak moom dañu ne moom produit pur la ci li nga xamante ne rek ñi nga nekkoon président ñoo ko tabax ba mu am li mu am tey Cellou Dalein Diallo bokk ci ethnie bi ñuy woowee Pël mu dekk nag fi nga xamante ne mooy Dalein nekk ca biir Guinée Conakry foofee nag fa la jàngee laata mu ñëw fi nga xamante ne mooy Conakry wéyal njàngam fa la tàmbalee tamit liggéey ci gouvernement bi laata muy dem banque centrale ak jiite tamit ay projet yu mucc ayib foofee ca président atum 2004 général Alpha Condé gannaaw tawatam la ko tànn jébbal ko li nga xamante ne mooy lenge premier ministre taxawaay boobu mayoon na ko sax mu am ay lëkkaloo ci biir réew ma ak itam ci biti réew ba tax te gëgër laayam
tey ci wàllu politique mu fësal ko bu baax a baax. atum 2010 ñu ne nag victoire am dafa leeroon waaye coow xiiroo ŋaayoo ba ñu wote waat taxoon na rek ki nga xamante ne mooy Alpha Condé jëlaat réew ma. atum 2019 UFDG nag participé na bu baax a baax ci mobilisation bi ñu amaloon ngir fexe ba kii de Alpha Condé du faluwaat loolu nag terewul ki nga xamante ne rek mooy Alpha Condé dina laajaat li nga xam ne mooy baatu waa Guinée. UFDG nag ñu ne jóg na nag taxaw bu baax a baax ci farandoom def kem kàttan ngir élection palum njiitu réew mi ñu mën a jël ndam li jiitu tamit réew Guinée. Ibou Diouf palum jiitum réew mi ca di réew bu Guinée xam ngeen ne ñaari fan moom moo ci def waaye itam réew moomee nag ma ngay commencé yëgu du ñàkk itam suñu yeneen jotaayu xibaar dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ginnaaw Guinée ñu àddu ci meneenam réew nag ka nekkoon njiit bu République française moom Nicolas Sarkozy nag jamono yi ñu ngi koy déglu di lépp lu soxal wàllu association bu malfaiteur lépp ñeel enquête yi nga xam ne ñu ngi koy wëyal ci financement wu campagne électorale yu atum 2007 ginnaaw bi tam ñu ngi ko xamle ni ki tey jii nag ci àjjuma ji ci parquet national financier jàppaleen itam ki nga xam ne moom moo di Sarkozy nag ñu ngi ko doon déglu ci atum 2018 ci weeru mars ci lépp lu soxal wàllu njuuj njaaj ak itam daal di jalgati lépp lu soxal da di alalu ko bokk moomeel xibaar yu itam daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo mbokk yi egsi nañ ci beneen ponk dañuy wax ci li nga xam ne moom la yéeni kaay yi xëy ni ki tey jii ci àjjuma ji. jërë ngeen jëf kondo bin rey sa maam fooy seen lu ñuul te daw ba raw say tànk woppi coronavirus jekka importé yeeg ni ñu ne tàmbale ne xus ci réew mi kilifa yi réew mi lu ñuy ragal mooy mu ne xës ci réew mi Le Quotidien nañu moo waral kilifa yi gàll wàllu wér garam gi ci réew mi ak xeex mbas mi génne yeneen mesures yu yees ngir kar cas importé yi waa ministère de la santé ñoo def ab circulaire boo xam ne lañ ca xamle moo di bu weesoo benn fan ci weeru novembre balay kenn di duggati ci réew mi da ngay wane aw këyit wuy wane ne def nga test juróom-ñaari fan laata ngay dugg ci réew mi ba mu wane ne corona woo dogal boobee journal Quotidien tegal ñu ci ne ñu ko jël wax nañu ne ku ko xëtt ba dugg ci réew mi mënees na laa delluwaat fa nga jóge woon maanaam rapatrié la compagnie bi la yeb ci roppalanam bu dugale ci réew mit ay daan mën naa dal ci kawam ci kaw dogal yooyee journal Le Témoin li mu ci gis moo di Sénégal mi ngi ñag boppam ndax bëggul ñax goo di lakk-lakkaale gu tooy réewum France ak ni fa mbas ma ne xusate ñuy waxi deuxième wàgg yooyee la ñu bëggul mu wàgg si ba ci Sénégal moo waral ñu ne balay kenn di jaarate ci avion di dugg ci réew mi da ngay def test Covid 19 bi ba mu wóor ne lu wokkutub dërëm wokku la ngay soog a dugg cas importé yi la ñuy daw ndax ci diggante fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sàttumbar ba fukki fan ak juróom ci weeru octobre wàññi nañu ci réew mi juróom-ñaar fukki cas importé docteur Abdoulaye Bousso njiital centre des opérations d'urgence communautaire xëy na di waxtaan ak wàll observateur ci tolluwaay coronavirus bi ci réew mi ubbil yéenekaay bi Adama Dieng bu journal bi laaj na ko ne ko juróom-ñaari fan ak lu teg bi ñu génnee ci màggalu Tuubaa gi ak léegi ndax mënees naa am takk bu wér ci li événement boobee jur ci coronavirus bi docteur Abdoulaye Bousso ne ko ñoo ngi soog a romb semaine bu njëkk bi nga xam ne bu jàngoro ji doon law ci lay gën a fëse waaye yàlla def na ne semaine bi weesu na te dégguñu dara du ca Tuubaa du ci yeneen dëkk yi ci réew mi semaine bii ñu jëm nag bu melee ne semaine bii ñu weesu xel dana ca gën a dal ñu dalee ci Soleil national mi ngi ñuy wax ne suñu réew di Sénégal donte dooleem demeewul noone ni mu taxawee ci mbas mi fexe ba ëppati loxo juróom-ñaari weer ci weer yu mu dëkke ko bari na ci àdduna bi ay réew yuy roy ci moom kenn umpalewul ne woppi coronavirus ji bari na lu mu yàq ci système sanitaire u réew mi waa Grand Place dañu moo waral conseil économique social ak environnemental joxe ay recommandation di digle ak i tegtal yooyu jàpp na ne buñ ca jaaree dinañu mën a ñoŋal système sanitaire bi recommandation yi ñeent lañu waa Grand Place tegal ñu ko ci xët mu njëkk a fecc taxuta mu jëb géew yëral xët mu njëkk suur suwa kuréel ga ñu samp ci assemblée nationale ngir mu wut ay xibaar ci koppar yi ñu nattal xeex waame gi ana nan lañ ko doxale journal bi xëy nañu baaxee listub kilifa yi ñu jot a déglu ci wàll wi Aly Ngouille Ndiaye la Abdoulaye Daouda Diallo Abdou Karim Fofana Serigne Mbaye Thiam ak Lansana Gagny Sakho njiital ONAS njiital maire bu ville bu Kaolack di Mariama Sarr Walfadjri nee nañu gaañu ñoo nga ca kawam maire la bu ñu bëgg a jële ca maire ba Aminata Touré Pape Demba Bitèye ak Diène Farba Sarr ñoo ngi ciy tànkam daas nañu seeni seel ba mu ñëw toog di xaar bésub màttante tëdd ji lal ju nekk moo xam ay màttam Pape Diop mi ñuy ŋàññi aw doxalinam ci assemblée nationale ak di yéemu ci absence am yu bari ñi koy jàppal tànk tontul nañu ko ay bañam ci journalisé ko waa bokk gis-gis nee nañu absence yi Pape Diop ci assemblée nationale ku mu yéem sam xel guddul ndax Abdoulaye Wade doon na fi député ba ni mu wàccee mësuta teg tànkam assemblée nationale te du moom rek ne Moustapha Niasse mi jiite tey ji assemblée nationale falu na député ba follee ko tànk mësu ko teg assemblée ensemble maanaam ñun ñëpp nañu daje ci xët mu njëkk Source A rappeur bii di Mouhamed Fall ñu gën koo xam ci turu 10 000 problème Source A nee nañu ginnaaw bi ñu ko jàppee ci màggal gi ak yamba tribunal grande instance bu njaareem atte na ko ba tëj ko fukki fani kaso ak juróom yamu ca ndax njañ yi mu yoroon di rasaya dagg nañu ko muy 10 000 problème ak benn léegi
jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeena la mbokk yi itam naka noonu ñu jaare fa yëkkati wile jotaay rédaction bi di leen jox dig daje ngoon incha allah daañu fi teewaat ngir firi leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngir wéy ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf kenn dal ak jàmm